mën nañ Faatiha sax mën na ci ñàkk a bokk. man loolu léegi nooy jullee bu boobaa. nooy jullee bu boobaa. soo kàbbaree looy ba da ngay kàbbar rek ruukoo dem sa yoon. dama ne julli benn julli rek moo am ay sart mooy julli farata benn koor rek moo am sart mooy julli mooy woor weeru koor benn wër kaaba rek moo am ay sart mooy wër ko ci aj dégg nga waaye ki nga xam ne dangaa volontaire pour julli ci misaal damay julli naa fi la yàlla ñaari rakka mën nga ne allahu akbar ne astaghfirullah al azim allahumma inni te doo jàng faatiya parce que bu dee ci julli farata la faatiya bi ñàkk koo jàng dafay yàq julli gi ndax ci ponk yi la bokk waaye lii yàlla tegu la ko yaa ko teg sa bopp fu la neex teggee ko. mais comme ni nga waxee. julli farata faatiha si ponk yi la. waaw mënu si ñàkk. waaw léegi lan moo tax mu mën a ñàkk fii mënul ñàkk fële. parce que bii yaa ko teg sa bopp. waaw léegi bàyyi ma jox la beneen. waaw tey ki nga xam ne dafa yéena nekkuñ weeru koor suba mu fas yéena woor bu wooree mu toog ba 2 heures ne indi leen ma sama añ mu añ waaw dama ne loolu mën na ko wala mënu ko. yaa ngi pour man comparaison n'est pas raison. comparé wu ma. dama ne ñoo bokk àtte lépp loo xam ne yaa ko teg sa bopp lépp loo teg sa bopp muy julli muy woor muy aj mën nga ñëw léegi ci loo xam ne yow ajuloo nga war a wër kaaba gi juróom-ñaari yoon nga wër ñetti yoon daal di sonn naa dem sa yoon. xam nga ñun suñu référence mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam walakum fi rasulillahi uswatun hasana wa ma ataakum rasul fa xuduhu wa ma nahakum anhu fantahu lu lépp jàng nañ ko si alquran. waaye lii nga wax waaye defal nànk rek gis nga fi mu ne nii sa ustaas yi ñii nii mën nañ laa jàngal defal nànk déglu rek dama la wax benn affaire ji nga lii nga wax benn baat buy fànq lii muy wax nekku ci il faut que ngeen arrêté non may ma rek ji nga il faut que ngeen arrêté il faut être honnête mënoo indi benn laaye ba dafa wax ca géej ga nga naan ci garab gi lay wax non defal nànk non defal nànk maataakum rasul wa xuduuhu loolu c'est vague ça veut rien dire. waaw man dafa am fu ma jëm boo ma dégloo rek. di nga dégg damay laaj question par exemple. d'accord mais da ngay dem directement. waaw déglu ko rek. déglu ko ba mu daaneel déglu ko rek ba mu te amul fenn man bokk si li ma xam bu dee yow xam nga ko nga wax téléspectateur ñu dégg. amul fenn fuy yaxal ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam naafila na te jàngul Fatiha amul man gisuma ko boo ko gisee rek nga wax ni. dama ne imma da ngay xam lan mooy àtte naafila wala xamoo lan mooy àtte ñun si Yonent sallallahu alayhi wa sallam la ñuy jànge si. waaye dama ne d'accord waaye Yonent sallallahu alayhi wa sallam am na. te moom moo ñu waxoon ne sallu kama ra'aytumuni usalli fardan aw naflan. mais dama ne si farata wala si naafila si moom la ñuy roy. dama ne ma ataakum rasul fa xudu attewul loolu man dama ne la est-ce que xam nga lu ci saanu julli xam nga ko la xamoo. man maay laaj. yow yaa toog fii ñuy tontoo. man maay laaj man laajuma la dama ne est-ce que xam nga lu ci saanu julli. est-ce que question la ci tontu déedéet. dama ne est-ce que interrogation fii dafay bokk dafay bokk fii dafay bokk ci tontu. man tooguma fi pour tontu. yow yaa toog fii ñuy tontoo man fii ñuy laajee laa tontu. waaw mën naa ko wëlbati du problème. kooku waaw damay wax ne. mais attention si toujours ton papa il faut pas être insolent. sinon tu te mets à ta place dégg nga bon dama wax ne lii cosaanu julli ma wax leen ko. c'est que bul génn fenn. xam ngeen lii cosaanu julli. quelle est l'origine de la prière. laaj nañ la ko. xam nga li bokk julli lay cosaanam mooy bokk ak yónnent bi yónnent bu mën a doon ñu bokk toog lekk jàkkaarloo bi jàkkaarloo di lekk di sant yàlla rek moo doon cosaanal julli laaye ja ko yaxal mooy rabbana anzil alayna maidatan min as-samaa'i takunu lana iidan li awwalina wa axirina wa ayatan minka warzuqna anta xayru raziqin laaye boobu moo instauré julli mooy li ñuy wax la table de Jésus mooy avec les 7 apôtres ndax ñu ne yoon ci et ça suñu yëf la donc booba jooju jamono noonu lañu daan jullee di nga boo demee kaaba gi wër ko nga xam ne taabal nga wër boo laa ne malaana musiba nga xam ne loolu nga wër loolu moo doon cosaan li gannaaw bi mu nekk ñaan te dama lay woon fu mu nekkee yàlla dafay julli inna allaha wa malaikatahu yusalluna waaye yàlla buy julli day sëggam day siggi day jublu néem day jublu ndale malaaka yi topp ci yi julli ci yonent bi nu ñu jullee
donc cosaanu julli bi du lii c'est une évolution nekk na di benn facette de la prière boobu avant d'être gestuelle dafa nekk atte boo xam ne ci présence su xel rek la mais naafila bokkul ci julli bu toog giiru dundam mosta naafila benn rakka jullit la te naafila kenn du ko fay naafila kenn duñ ko fay jamais duñ ko fay duñ ko jàng fa mu yem neex la loolu nag dañ koy ba li tax ma génne ko mooy fii ustaas yu bëri ma bokk ca mais ustaas yu bëri dañoo comprendre loo ne yow waruloo woor amuloo koor parce que naafila woo wala ñu déggloo nit ñi faussement ne yow waruloo woor parce que yaa ngi fanaanoo janaba maanaam jaxasoo nga ak sa jabar te sanguwuloo yow kon yow loolu ñàkk naafila bi nga xam ne naafila boobu bokkul ci koor gi yow wax nga nit ñi ba wooratuñu ñàkk sangu ngi wax nga yonent nit ñi ba wooratuñu loolu moo tax ma wax ne am na ñu bari ñu waroon noppi man sama bopp maa ngi préparé samay ustaas maa ngi ak samay rajo ak samay télévision dama leen di jox ñu jàngale la vraie religion bu boobaa nag ñu ñonkante ak ñii di mel soo fanaanee sa soxna nga am loo séq ak moom nga xëy suba avant koor gi di commencer 5 heures du matin yooyu heure xëdd yooyu noonu robinet tëj sanguwoo est-ce que mën ngaa continuer noonu woor voilà après ngeen ñëw ci ñun ñu poser ay questions. mën ngaa julli sax ak jaba mën ngaa julli ak janaba ji ko amul ndox da ngay tiim loolu xam nañ ko waaw bàyyi aw laama sumu nisaa fanam tajidu ma fa téye moomu loolu wax yàlla la allez loolu c'est le BAB nag wax dëgg yàlla loolu lay rek lu duma fi ñëw jëlal bàyyi waaw Assane man mu neex rek jëlal lépp jërëjëf Seck nee naa la bul génn fenn Seck jërëjëf Seck allez je pense que ñun mën nañu dem ci ay questions Abba waaw waaye man sànq dañ maa dog parce que amoon naa benn laaj boo xam ni dama ko commencé sama papa daal di may dog et puis tamit man faaw ma wax mu leer Taïb Socé waaw parce que Taïb Socé sama papa la sama waay la tey ji dañu def abatio ba mu jeex ñu jël li nga xam ni moom la ñu ci am daal di koy def suñu participation ci loolu nga xam ni dafay amoon donc bu ma laajee sama papa ma yeggali dama ko doon laaj ci digganteem moom ak ustaas yi parce que da nga koy dégg tey mook Iran Ndaw tey jii moom ak Oustaz Assane déggoon nañ ko fi mook Taïb ma laaj ko ma bëggoon ko laaj comme moom mooy mag et que ñii mat na leen papa ñii mat na leen mag est-ce que ñun ñi nga xam ne ay xale lañ di xaar ñu waar ñu wax ñu li yàlla wax est-ce que c'est pas le moment ñu toog waxtaan ñoom ba bu ñu génnee ñu bokk li ñuy waaree parce que parfois ñun dañuy xaw a sax réer ci waaraate gi kii day jaar nii aw nii kii aw nii comme tey lii fi xew léegi ma doon laajte est-ce que ñoom waruñu def association toog def benn waaraate ñoo xam ne bu génnee ci ñun duñu réer ñun xale yi foofu laa doon jëm mais bi ma waxee bari Iran Ndaw ne Taïb rek xam naa ni daf ma siif daal di indi waaw il faut que ma leeral nag il faut que ma leeral mu leer donc foofu laa doon jëm di jéggul beneen laaj bi ma am mooy dama ko gis moom comme dañ naan opérateur économique yi wala ñi nga xam ne ci privé la ñu nekk ci secteur privé bi feebar bi ñëwee ak tey nga gis ñu génn def ay dons jël dem seeti ki nga xam ne moom mooy ministre bi daal di koy jox li nga xam ne moom la ñu am te moom ñu koy dégg ci ay dimbal te ba tey man gisaguma ko ci loolu ma ko doon laaj da doon xaar wala da ko def ci suuf te yëgu man daal loolu laa doon laaj et puis maa ngi tuubaat bu baax a baax a baax. voilà maa ngi jégaluwaat waaw tubal papa maa ngi tuub nag maa ngi jégaluwaat bu baax. bravo voilà maa laaj waaw. ñu déglu réponse bi ak papa une autre question peut-être balaa ñuy dem ci moom. Yaawa balaa muy tontu ci première question bi. waaw li ma bëggoon laaj rek sëñ bi Niass mooy. waaw def naa li nga doon laaj. ñu ngi nii bu dee caméra bi mën na koo jël. lii mooy ay junni ndogu yoo xam ne bés bu ne. ñu def ko mi ngi nii tey moo ci mujj. date bi ak heure mi ngi ci. da ngay jox nit ki mu lekk parce que man gis naa ne da ngay nit ceeb sax da nga jox ceeb amul lu mu ko toggee mu dem jaay ceeb ba wala mu jaay genn wàlla ceeb ba. man dama lay jox nga dégg def sa gémmiñ. te mi ngi nii lu ci ne am nay film am nay photo am na lépp am nay seede boo booyloo sa boo booyoon léegi gis nga bi corona bi commencé ak léegi jox na am na minimum 25000. boo xam ne li ma ko jox ëpp na 10 000 personnes. macha allah te liste yaa ngi fi. très bien.
te dañ ciy jot directement ci sa même boo amul kii bi dama lay yónneel par code. nga jot code bi dem ñu jox la sa xaalis. bon donc man côté boobu dama koo donn ñun joxe la ñu donn joxe la ñu donn donc côté boobu nous on n'a pas de problème avec ça. mais dama bëgg comme dama fekk nit ñoo xam ne dañuy wax ne ñàkk noo donn loo ñoo xam ne dañuy donn. par exemple dañu leen ne oui diw de mu dee ñeenti doom la am waaye dañu ne kenn ko du donn. or lu tax ñu ne waa kay taaw ba boobu takkuloo ndeyam après takk ndeyam léegi nag ñoom ñett ñoo bokk ndey ak baay. day donn ci àtte bi nga xam ne sharia dañu ko ilxaaq. ilxaaq mooy yéegal jotal ku jotul maanaam ajouté ajout bi nag règle bi dafa ne dafay nekk par un acte écrit walla de facto. de facto su fekkee ne waa ji dafa jël doom ji nga xam ne parce que xam nga takk Sénégal benn façon lañ ci xam mais façon takk dafa bari généralement il est admis que un couple d'adultes non mariés peuvent se mettre d'accord pour un mariage ce mariage temporaire non mariage tout court rek mais le mariage mi ngi mel ni kayitu kër dafa am ay phase yow wax nga ak ndaw si d'accord na benn condition sine qua non ñëw na yëkkati nga dara jox ko moo xam ci sa téléphone nga ko joxee walla chèque walla nangam jox nga ko cat bindanti ngeen ko seen diggante léegi am ngeen sëy bi nga xam ne à régulariser mais donc c'est un sëy qui c'est un mariage qui manque un élément ou deux éléments mais bu boobaa génn nga ci njaaloo dañoo wax ne sëy ñeenti fonk yi nga xam ne moo ko yor bu ca benn duggee rek njaaloo gi amatul léegi. ñeent yi bu ci benn duggee on est en mariage maintenant on doit régulariser les autres conditions mais ñooñu ci misaal dama lay wax lu leer naa ñi yow tey xale ba la ñëw na ñaan la sa doom bu jigéen. nga ne ko waaw d'accord na boo demee yebalal say bokk bu gannaaw subaa ma maye leen jabar léegi nga ne ko waaw demal nga waxtaan ak xale bi demal ngeen toog ngeen waxtaan mu ñëw ci saal bu ndaw fu mën doon mu toog fa ñuy waxtaan yow dem nga nelaw guddi gi waa ji bëgg a jóg dem taw bi sóob muy taw mënatu la dem mu toog fa fanaan lu bër set boo xëyee ñëw fekk ne waa ji nga ne woon d'accord naa pour may la sama doom mu fanaan fa da ngay gàddu yet waaw te nga ne ko dugal ci léegi bi ndaw saago danaa la ko may danaa la ko may jooju la dafa am valeur u may naa la ko bokkul ak nga ne ko du ma la ko may tey du ma la ko may ëllëg xam nga maamu sëy yi ñu xam dinaa la ko may yonent yàlla Muusa ba mu demee ca Madyana dem ci Shuaybu mu may ko doomam amul seede amul can amul dara te li nga xam ne moom lay takkee ndaw si muy liggéey bu muy liggéey feeg 8 ans wala 10 ans te yooyu mooy cosaan yonent yàlla Musaa la mu defoon tey ñu ngi koy doxal fii parce que alxuraan ji dafa ne inna haada la fi suhufil ula suhufi Ibrahima wa Musaa lii mi ngi fi woon depuis Ibrahima ak Musaa voilà donc sëñ bi Niass ñu ngi lay remercier bu baax ci leeral yooyu nga indi man nag fi ma bëggoon ñëw abaa xaw na ko frôler sànq mooy tey ñun jeunesse bi dañuy xaw a réer tuuti parce que bu ñu déggee polémique bi nga xamante ne mu ngi am entre yow ak yenn ustaas yi ñun peut-être jànguñu suñu jàng ci diine bi soriwul torop yéen ñu ci mën a gindi alors tey comme par exemple je prends l'exemple de li ngay wax affaire perruque yi nga ne tey perruque dafa mel ni muuraay la donc oustaz yi génn de l'autre côté wax le contraire donc en fin de compte ñun dañuy réer bëggoon naa nga leeralal ma ci loolu te beneen question bi aussi mooy ci histoire l'islam est-ce que lu mel ni mës na am ba ñuy ne dañuy annuler li nga xamante ne mooy aj bi ak bu amoon nan lañ koy organiser wee ak nan lay demee. waaw léegi man génn naa sax affaire jàng nañ dem rek ci affaire apprenti ak chauffeur. permis du am na bu ñuy wax poids léger. du am na bu ñuy wax poids lourd. waaw chauffeur bii dawal camion bu gendarme yi dajeeg moom
dañ ko ne am nga permis continuer damay laajte rek xam nga poids léger warul dawal poids lourd. man loolu rek laa wax gaay dama ne yéen ku ci am poids léger bàyyi fi camion yi loolu rek laa wax de. waaye waxuma bul dawal poids léger nga toogal ci léger bi ndax camion bi boo ko këppoo ànd moom këpp beneen affaire la. dama wax ne ñoom ñii ngeen di tuddee improprement oustaz parce que oustaz ça signifie professeur. niveau universitaire sëñ bi doguma la kon tey kon kan moo war a proclamer wu ne oustaz laa wala du oustaz ak loolu lan moo koy régir. oustaz yi am na si ay professeurs pour ñu xàmmee leen am na niveau universitaire ba yor seen maîtrise seen DEA. waxuma ñooñu de. waaw kon baax na. waxuma ñooñu de. kon baax na. man ñi ma wax. mooy koo xam ne yaa nga jàngee école primaire arabe ca Kër Madiabel laa wax clairement et nettement. Il ne faut pas donner plus que le certificat d'études primaires CP. Tu ne dois pas faire de la jurisprudence islamique même si c'est mon frère même si c'est mon fils loolu laa wax dama ne il y a des gens qui ont le niveau primaire vous leur posez des questions ils ont l'audace de répondre faussement loolu rek laa wax ñoo dama ne mais ku nekk mais ñoom lañ gën a soxla ñun ñi gën a soxla mooy ñi jàngale yu sew yu ndaw yi nga xam ne ñun amuñ temps waaye dafa nga ne mag mu toll ni man yow nga ñëw ndaw ngay wax ak jigéen nga naan ko boo gisee reegal ak bu xonqee ak bu weexee mais loolu ñun mën intéressé wuñu kon ñooñu koy defar remplacer ñu jërë ñu jëf jaaraama waaw booba muuraay bi dama ne xam nga moom mii bërki démb toog na fii ne waaw yàlla ñi wax ne muuraay warul déedéet muuraay dafa war mais yow loolu waroo ko wax parce que yow tu es le porteur de voix de Youssou Ndour moo lay fay moo la fi teg loo wax loolu waxi Youssou Ndour la parce que da nga ko wax à partir de sa rajo ñii la déggu yàlla laay waxal déet defal nànk yàlla laay waxal waaye defal nànk yàlla laay waxal moo may fay dëgg la waaye yàlla laay waxal waaw dafa am waaw bu la yàlla waxalee nag ji nga yàlla boobu dafa la jox àtte en tant que employé l'employé ne doit pas donner son avis il doit être au milieu ne la yow waxal sa gisit ne kii waxal gisam loolu la war a def mais yow bu ma contrer affaire boobu ma ñëw nga ne bële nga yow déjà tu te mets en opposition avec moi or Youssou Ndour sañul loolu sañul ne ñi d'accordul ci muuraay buñ fi waxee te yow boo leen nee du noonu ñu ne wéy moom kon Oustaz Assane Seck boo ko mais en réalité Youssou Ndour moo ko wax yéen ñi fi wax ci télévision yi yëpp ñu leen fay ay employé ngeen te bu ngeen fa waxee lu neexul borom kër ga xam ngeen fa ngeen di xëy. non non dama ne dans l'absolu le statut d'un employé ne peut pas être un arbitrage. voilà dama ne. mais nag fii xam nga mais xamee tey. bàyyi buuba ñëw. waaw buuba vas-y mais nag fii nous sommes libres ah. waaw non Ban. waaw vas-y. waaw dañ. man maa ngi tudd Bouba Ndour. bokk ak Youssou Ndour ndey ak baay. waaw. li ma sentir moom laay wax. du ma wax li ma Youssou Ndour sentir man li ma sentir moom laay wax. asuma bu dee man maa ko mën a def. asuma keneen kuy liggéey ci télé bi. loolu dafa am solo. beneen bi liberté de. je pense ok buuba. sëñ bi bàyyi ma eggale rek. bàyyi ma rek buuba. danaa comme yow da ngay wax li nga gis ma wax la benn affaire man li may wax lan mooy statut employé. tey jii fii ñu toog bu fi dara xewoon. incendie wala dégâts des eaux wala plafond bi daanu qui est responsable. sëñ bi c'est pas la waaw defal nànk rek. waaw sëñ bi atte bi nga nekkee fii dafa am lu la atte. mais sëñ bi. dama ne su fekkee ne man dama bëgg li ma wax nag. waaw mais sëñ bi ñun. li ma wax doo rek Youssou Ndour. waaw sëñ bi doguñu la xoola bàyyi xoola dama ne. si entreprise bien organisée